Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. Bouton bu rouge bi ngay bës bul fàtte bës cloche bi. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy dellu si ak beneen round up ci actualité yi nga xamante ne ni xew na ci bés yu ñu weesu benn bi ñeel wàllum politique ak kaw parti démocratique sénégalais comme ni ngeen ko xamee seen boobee parti dañ ko renouveler muy bureau national bi ak ay tabb yu bees gannaaw loolee nag ay problème juddu ci seen parti ñenn ñi sax décidé fippu loolu lépp daañu ko waxtaanee ci analyse bi maanaam naka la PDS yegsee fii ak ku ci nekk lan moo ci sa responsabilité ñaareelu mbir mi ñeel mbirum góor jigéen yi bi nga xamante ni ba léegi jeexagul gannaaw kaaw Wally Seck bi mu am yenn ci ay artistes yi sénégalais yi jàppee comme ay dof ba sax lu ñu def du saf kenn mais ab bomb la boo xamante ni mi ngi nelaw te bu ñu moywul dina am ay njeexital yu jéggi dayo yoo xamante ni nii la muy jur du neex gis nañ fi kaaw Ouzin Keita ak Pawlish muy ñaari nit yoo xamante ni dafa am ñu leen gemb créer leen buzz en complicité ak yenn site internet yi ak benn chaîne YouTube dinañ ko tudd mu nekk histoire bu ñu créé depuis le début nit ñi di ci reetaan loolu di woy ba ni ñu créé concert Ouzin Keita pour promouvoir góor jigéen ñi ci ab colin koo xamante ni nii wër na fépp ba tey ji ñi ngi préparé beneen événement grand théâtre pour Pawlish maanaam ab histoire la bu ñu créé inventé ko toute pièce manipuler sénégalais yi nga xamante ni dañ ciy reetaan di ko partager alors que ñoom sénégalais yi xamuñ ni dafa am ñu nekk ci ginnaaw ñaari artistes comédiens yooyu noonu pour jàllale communication góor jigéen yi loolu lépp daañu ko wax décortiquer ko ci biir vidéo bi. dañ koy tàmbali ak problème bi nga xam ni xew na biir PDS ak xajaloo gi am ci biir parti bi maanaam ci biir parti démocratique sénégalais dafa am ñaari camp fi mu toll nii muy camp Karim Wade ak ñi mu àndal muy ay Bara Gaye Toussaint Manga ak ñi ci des maanaam ñi nga xam ne ñoo gën a féete ndaw ci parti bi mu nekk ab continuité génération du concret mu am itam beneen camp muy ñi nga xam ne ñooy ancien wu parti bi maanaam mag ñi ñu ci mel ni ay Oumar Sarr Babacar Gaye maître Amadou Sall ak ñeneen léegi nag li créé problème bi yëpp lan la ci tënk PDS dafa renouveler maanaam yeesal seen bureau national bi nga xamante ni nii mooy ngànk li nga xamante ni mooy doxalinu parti bi maanaam organisation bu yees ak ay nit yu bees Karim Wade nekk secrétaire général national du parti bi Bara Gaye nekk secrétaire général adjoint ñeneen ñi ci des ñu ci mel ni ay Toussaint Manga nekk ci secrétariat national bi ceytu ndawu parti bi léegi nag ñi nga xam ne ñooy anciens yi ñu ci mel ni Babacar Gaye Oumar Sarr maître Amadou Sall Ahmed Fall Braya ñoom gisuñu seen bopp ci renouvellement boobee ñu ne nag dañuy créer ab alliance bu ñuy dippee suqali soppi maanaam xeex li ñu jàppee ni jaarul yoon te ki ko def di Abdoulaye Wade donc loolu mooy base du problème bi en général. léegi nag ñu ñëw ci ki nga xamante ni nii moo def renouvellement boobee muy Abdoulaye Wade ñun nag jàpp nañ ni camp wu Oumar Sarr maanaam ak i gàngooram bu ñu bàyyee ba tey jii pour critiquer ki def renouvellement yooyu noonu muy Abdoulaye Wade parce que dafa teg doomam ci bopp secrétariat national bu PDS ñoom ci seen wàllu bopp muy ñoom Oumar Sarr Babacar Gaye ak Amadou Sall respecté wuñ sénégalais yi lan moo tax Abdoulaye Wade depuis 2010 wala avant même 2010 yéeneem lenn kese la mooy def doomam ji di Karim Wade président de la République du Sénégal Oumar Sarr xamoon na ko Babacar Gaye xamoon na ko Amadou Sall xamoon na ko ñëpp ñi nga xamante ni tey ñi ngi ànd ak ñoom pour ñaawlu décision bi Abdoulaye Wade jël tey ñoom ñëpp xamoon nañ ko donc Abdoulaye Wade depuis ay années moom dafa logique ci li nga xamante ni mooy démarche am maanaam yéene moom mosu ci tegg tànkam maanaam ci biir parti bi bu dul doomam du doon keneen léegi nag ñoom lan moo tax ñu xam loolu depuis jamono bi Abdoulaye Wade nekkee président waxuñu dara au contraire ñoom ñoo doon ñàkk a wormaal ak saaga sénégalais yi nga xamante ni ñoo doon wax naan dëkk bi duñu accepter bàyyi dem doom toog ñoom Omar Sarr Babacar Gaye Amadou Sall ak ñu mel ni ñoom ñoo jàkkaarloo woon ak askan wi lu tax parce que jamono jooju noonu góor gi moo yoroon pouvoir bi nekk ci bopp réew mi moo doon nommé ay ministres ay directeurs généraux wala ay PCA te ku ci nekk ci ñoom yaakaaroon nga ni boo waxee ñaawlu loolu nga xam ne Abdoulaye Wade namoon na ko muy teg doomam ci bopp réew mi boo ko waxee ñu dàq la jamono jooju waxuñ dañ na toog ni miig après 2012 bi Abdoulaye Wade décidé doomam nekk candidat wu PDS ñoom itam waxuñu dara
parce que amoon nañ ay postes yu baax ci biir parti bi parce que Oumar Sarr jamono jooju moo nekkoon secrétaire général adjoint te xam nañ ni Karim Wade jamono jooju bu nekkee président ñoom mën nañ bénéficier waat yenn ci nomination yi maanaam am ay postes yu baax. léegi nag Abdoulaye Wade amatul nguur renouveler na li nga xamante ni mooy partem parce que parti Sénégal yi noonu lay fonctionner ab moomeelu nit lay nekk mooy buum di buum bi. léegi nag yow boo ci nekkee accepte loolu depuis bi ngay dugg ci biir parti bi boo demee ba ci biir nangootoo ko parce que amatoo ay intérêt donc borom parti bi muy Abdoulaye Wade renouveler partem jox pouvoir bi ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ñoom ñu fippu jug ne duñ ko nangu mais ñii foog ñu respecter sénégalais yi parce que léegi kenn dofatul li citoyen sénégalais yi war a comprendre mooy nit ñu mel ni Oumar Sarr Babacar Gueye Amadou Sall ak ñeneen ñi ànd ak ñoom tey ci décision bi ñu jël bëgguñu Sénégal li leen intéressé mooy seeni privilège poste yi nga xamante ni war nañ ko mën a am ak ay nomination parce que xam nañ ni ñoom kenn du leen fal ci biir réew mi parce que duñu ay nit yu crédible en 2017 ci élection législative yi fi amoon moom Oumar Sarr bi taxaw tey di wax moom la Abdoulaye Wade utiliser woon pour que mu lànk ni Khalifa Sall du nekk tête de liste loolu moo tax coalition opposition bi tas alors que opposition bi bu ñu dajaloo woon tey Macky Sall du am majorité assemblée nationale parce que législative raw gàddu la tey problème yi am ci réew mi yëpp muy contrat pétrolier yi projet yi nga xamante ni yenn ci sénégalais gisuñ ci seen bopp lépp bu ñu amoon ab opposition bu am doole assemblée nationale mënoon na bañ a jàll mais lépp ku ko waral Oumar Sarr bi nga xamante ni du len lu dul ab marionnette. donc ñoom li ñu accepté Abdoulaye Wade depuis ay at bu dee ay góor lañ nañu continuer ci loolu parce que lépp lu ñu mënti amit ñoom Abdoulaye Wade moo leen ko jox ñoom ñëpp tekkuwuñu woon dara avant Abdoulaye Wade di falu après lu ñu profité woon ci nguur gi sàcc ay milliards ba léegi nii doyalaguñ ñu ngi yóotu loolu kese moo leen intéressé askan wi ñoru leen ñii jëmm yi ngeen di gis seeni intérêt personnel kese moo leen tax a jóg. li concerne Abdoulaye Wade nag comme niñ ko waxee sànq. renouvellement bi nga xamante ni def na ko du dara lu dul suite logique bi nga xamante ne nii yéene bi mu amoon depuis ay at maanaam def Karim Wade président de la République du Sénégal. donc moom loo ko mënti waxal musul changer démarche xam na bu baax fi muy dem ak fi muy teg tànkam léegi nag li muy def mooy préparer le terrain bi Karim Wade pour que bu dellusee Sénégal mu fekk fi équipe bi nga xam ne moom la àndaloon taxawul génération du concret pour élaborer li nga xamante ni mooy politique am ak ay activité am ak campagne am pour élection yi ñuy dëgmal loolu kese la. Oumar Sarr dañ ko utiliser woon kese pour benn temps bu gàtt le temps que ñu renouveler parti bi mais ñëpp xamoon na ni amul charisme bi amul parcours politique bi nga xamante ni moo ko permettre mu nekk secrétaire général PDS moom bu muusoon tuuti waroon a jëli loolu. moom ak ñi mu àndal maîtriser wuñ sax dossier wu Karim Wade ak li ci ne ci biir maanaam ni ñu ko génnee kaso yóbbu ko Qatar ak naka la ñu programmé li nga xamante ni mooy retouram biir Sénégal kenn ci ñoom ci biir parti bi xamu ko ku dul Abdoulaye Wade Karim Wade ak ki nekk président de la République du Sénégal jamono ji muy Macky Sall. léegi nag ñu ñëw ci beneen cas bi muy affaire Ouzin Keita bi malheureusement nag ci cas bii nii sénégalais yu ci bëri duñ ko jël. jàppee ko affaire comédie mais gën na sori loolu noonu moom Ouzin Keita Pawlish ak yeneen artistes yi nga xamante ne nii repéré nañ leen à travers seeni compte réseaux sociaux yi dafa am benn équipe bu nekk ci ginnaaw di programmer seeni buzz seeni événement ak yeneen mbir yi nga xamante nii laale naag jëfini góor jigéen concert Ouzin Keita bi nga xamante nii sol na fa ay yëre yi góor jigéen du leen lu dul njeexitalu benn scénario bi nga xamante nii programmé nañ ko depuis ay weer lépp mi ngi tàmbale woon ci xeex bi doxoon diggante Ouzin Keita ak Pawlish muy xeex boo xamante ne nii ñoom ñoo ko programmé seen bopp ñoo ko créé woon pour def buzz muy équipe bi nekk seen ginnaaw en complicité ak benn chaîne YouTube bi ñuy woowee seen buzz dañuy tudd seen tur ak benn boy bi nga xamante ne nii bi coow li amee moo dem ci seen kër ku ci nekk naan da lay interviewé loolu lépp mise en scène la woon bu ñu def ak chaîne YouTube boobu noonu ak équipe bi nga xam ne moo nekk ginnaaw ñaari artistes comédiens yi pour di leen def loo jëfinu góor jigéen loolu lépp daan ci ñëw. ci beneen wet ñu créé leen ay compte Instagram moom Ouzin Keita ak Pawlish te foofu kese sénégalais yi waroon nañ ci yeewu parce que ñaari nit yoo xamante ni dañu waye di xamuñ sax naka la ñuy utiliser réseaux sociaux bu leen gisee ñu ibbi compte Instagram di ko animer di def ay publications régulièrement di bind bu jaar yoon waroon nañ am jiixi jaaxa ak xel ñaar. Ouzin Keita ñëpp xam ne ni du nit koo xamante ni dafa normal à 100% dañ koy waxloo muy wax bu ngeen seetloo même ci yenn vidéo yi muy def ci compte Instagram am ay nit ñooy ne ci ginnaawam di ko waxloo muy wax di jëbal ay kàddu
Pawlish Pikine la nekkoon di taxawaalu après mu ne day football parce que joué na équipe junior bu AS Pikine moom ak ñoom Pape Abou Cissé bi nekk équipe nationale ñoo footballandoo junior AS Pikine bu mu demee ba xam ni mënul dem mu commencé ànd ak Wally ay nit yoo xamante ni dañ leen di utiliser xam ni tekkiwuñ dara yoruñ wala ay taxawaalukat lañ ñu utiliser leen nag pour defloo leen ay mbir yoo xamante ni nii dëppoowul ak ñun li nga xamante ni moom la ñu gëm. et même bu ngeen seetloo avant concert Ouzin Keita bi ci seen compte Instagram ñi ngi doon def ay mbirum góor jigéen moom ngeen di gis ci image yii nii maanaam li nit ñi war a comprendre mooy benn équipe bi maanaam benn équipe moo ne ci ginnaaw Ouzin Keita ak Pawlish di leen créer ay xeex di gérer seeni compte Instagram pour créer buzz entre ñoom bu ko defee dañuy attirer attention sénégalais yi profitoo nag ci loolu noonu pour promouvoir ñi nga xamante ni ñooy góor jigéen yi démarche bi loolu la. et puis sax sénégalais yi waroon nañu am xel ñaar bi ñu déggee ni Ouzin Keita day tëgg fi nga xamante ni nii mooy CICES salle boo xamante ni nii même artistes yi nga xamante ni nii ay artistes yu sérieux lañ te ñu xam leen ñemewuñ fa jouer parce que amuñu ay moyens pour louer salle bi benn amuñu tamit financement pour engager orchestre parce que pour engager ab groupe bu la jouer dafa cher am na ay répétitions yoo xamante ni sax dañ ko war a def avant événement bi te loolu lépp da ngay fay da ngay génne xaalis boobu ñaar la en plus am na ay publicité yoo xamante ni da nga koy def avant événement bi ak ay yeneen frais loolu lépp tënku ci ay millions d'investissement mais malheureusement sénégalais yi laajte wuñ demandé wu ñoom ci seen xel kan moo organiser lii lépp parce que produire concert Ouzin Keita mooy xam que ni da ngay perte maanaam kenn du jënd sa billet dem naan da ngay seetaan yi fi dof kenn tamit du jël sa xaalis naan da nga koy sponsoriser maanaam ku ci investir sa xaalis xam nga ni doo ci gagner en retour li nga xamante ni investir nga ko mais comme ni ngeen ko xamee promoteur événement wala ab investisseur lépp lu muy def day am lu mu ciy xaar ñu organiser woon concert Ouzin Keita bi xaalis bi ñu ciy gagné intéressé wu leen woon parce que xam nañ ni kenn du ñëw mais dañ ko organiser woon pour solo Ouzin Keita ay yëre góor jigéen maquiller ko yëgloo ko sur scène jël ko en image pour wane ni fii ci biir Sénégal am na ay artistes góor jigéen yoo xamante ni dañ fiy jouer ay concert objectif bu concert Ouzin Keita bi lii kese la woon donc li Sénégalais yi doon partagé naan kenn nekku fa woon ñi ko organiser ñoom loolu intéressé wu leen woon nit ñi ñëw loolu taxu leen woon jóg seen business réussir nañ ko mooy Ouzin Keita organiser na concert yéeg na sur scène sol naa yëri góor jigéen ñoom loolu kese moo leen intéressé woon pare nañ ci atteindre nañ seen objectif même chose bi lañ defoon ak Wally Seck bi solloo ko t-shirtu góor jigéen yi mu yëg ci concert place de l'Obélisque wan àdduna gépp que Sénégal ñi ngi célébrer bés bi àdduna gépp di màggal képp kuy góor jigéen ak jigéen buy sëy seen biir ak yeneen xeetu mbon yu mel noonu il faut que sénégalais yi yeewu xam yan programme la ñu namm def ci biir réew mi gars yi ay programme secret la ñuy def di ko nas ak ay doomi sénégalais yi nga xamante ni ñii xam nañ ko mais ñoo koy tay ak ñi nga xamante ni yeewuñ dañu waye di comme ay Ouzin Keita ak Pawlish yi nga xam ni wéruñ ay dof lañ ñu utiliser leen nag ci seen ndof googu noonu di leen véhiculer loo ay message beneen seen tamit am ci concert Ouzin Keita bi Pawlish ñëw yéeg ci kaw concert bi mel ni kuy saboté gars yi jël ko yóbbu ko génne ko alors que loolu lépp ñoom ñoo ko def ñoom ñoo ko monté loo sur scène ab mbir bu ñu programmé la woon à l'avance pour créer tamit beneen buzz parce que comme ni ngeen ko seetloo le lendemain site yëpp moom lañu reprendre ak yenn chaîne YouTube yi ne waaw Pawlish ñëw na jéem ko yàq léegi nag quelques jours après bu mu leen bett bu ngeen déggee Pawlish day jouer grand théâtre parce que seen prochain programme loolu la nar a nekk dañuy utiliser artistes comédiens yi ma leen wax sànq ay nit yoo xamante ni c'est pas des personnes normales à 100% pour manipuler leen mais aussi manipuler sénégalais yi parce que ci camp Ouzin Keita avec Pawlish bi sénégalais yi dañ leen manipuler comme ay xale ab équipe moo organiser lii lépp objectif bi du leen lu dul à la fin promouvoir mbirum góor jigéen yi ci biir réew mi parce que représentant wu association internationale góor jigéen yi ci biir réew mi nga ay doomi sénégalais dañuy préciser duñu ay tubaab ay doomi sénégalais ñooy organiser événement yooyu noonu ñoom dañu bëgg a wan seen chef yi maanaam organisation yi nekk bitim réew da leen di bëgg a wan ni ci biir réew mi mbirum góor jigéen mi ngi évoluer maanaam askan wi ñu ngi koy commencer nangu parce que ñu ngi jouer ay concert ñu ngi sol ay t-shirt ñu ngi sol ay yëre góor jigéen bu ñuy def ay concert léegi loolu la ñuy utiliser pour di ko wan seen partenaires étrangers yi ne leen ñun ñi ngi liggéey suñu biir réew n'importe quel moyen la ñuy utiliser pour gëmloo que ni ñoom ñi ngi sensibiliser nit ñi ñi ngi accepter loo góor jigéen yi nga xam ne ñi ngi nekk ci biir réew mi li ñu doon mooy genre Diadji Diouf yi Sadikh Ndoye mooy góor jigéen boobu nga xam ni moo bëggoon présenté wu ci mairie bu Rufisque ak ay yeneen sénégalais incha allah dina leen démasquer benn par benn
lu mu leen jaral rek ñun tamit dinañu jaral lu ko raw. donc vidéo bi tey loolu la woon affaire de société parce que ku xam chaîne bi aussi xam ni du ñu wax sax ci ay affaire comédiens yeeg ay buzz ak ay people yooyu du suñu affaire parce que dañu ne lépp lu ñu wax rek na jëriñ sénégalais yi mais dafa nekk ay cas yoo xamante ni nii day répété wu te sénégalais yi ñoom comprendre lan moo ne ci biir ñii ay comédiens artistes lañ mais da leen di utiliser pour defloo leen ay mbir di leen solloo ay yëre góor jigéen di leen utiliser di leen defal marketing di leen créer ay compte Instagram di leen ko animel pour que rek manipuler sénégalais yi te ñoom malheureusement xamuñ nu mbir yi demee Pawlish ak Ouzin Keita ay nit ñoo nekk seen ginnaaw di leen defloo di leen gérer seen présence ci réseaux sociaux yi di leen créer buzz tout ça pour manipuler sénégalais yi pour véhiculer politique góor jigéen yi ci biir réew mi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. bouton bu rouge bi ngay bës lu fàtte bës cloche bi.